أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax tey nag man mi di soxna su bëgg a baax rek maa ñëw tey jii di defaat beneen exposé boo xamante ni dafa jëm ci wàllu structure familiale tey sunu thème structure familiale lay doon li ñuy wax ci structure familiale bi nag lépp dafay centraliser wu ci ahlul bayt bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo déggee ñuy wax ahlul bayt bari na nu ñu mën a focuser ci baat boobu mu doon ay thème baat bi kese au sens étymologique du mot thème complet la moom kese exposé complet la moom kese mais boo jëlaatee baat bi ci déterminer kan moo qualifié pour nekk ahlul bayt ba tey ñi boroom xam-xam yi sax ñu ngi ci waxtaan ba tey ku ci nekk di indi sa xalaat kan moo composé ahlul bayt am ñu ne ñii mooy ñi bokk ak yonent bi am ñu ne ñu dëkkaaleek moom la am ñu ne sahaaba yi sax ci lañu bokk nit ñaa ngi wax version bu nekk mais pour man en ce qui concerne exposé bii may def tey ahlul bayt mooy ñi nga xamante ni moom la yonent bi jur ñu bokk ak moom waaye day dem au-delà de ça doon aussi ñi nga xamante ni moom la jël yor seen kilifteef maanaam kërub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam structure familiale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu rek laa bëgg a wax te xam naa ni sax duma dugg en détail ci yenn yi mais ci li ma bëgg a focus mooy kan ku ci nekk ban rôle ngay fan nga nekk maanaam ci yonent bi yaay kan bu ma nee exemple Fatima mooy kan doomu yonent bi la Fatima kan la jur kii la jur donc foofu rek lañ ci yem ndax dafa am lu am solo loo xamante ni bëgg naa ñu jàngatee ko si te mënuñu développer jéggi foofu ba pare bëgg am essence su jàngat bi ma bëgg indi te jàngat bi mooy exemple bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ko ci nan la ñu war a téyee famille lan moom mooy structure familiale yan jëflante moo mën a am ci structure familiale bi ak tamit yan jàngat la ñu mën a jàng ci yonent bi nan la nekkee par rapport ak ay doomam mu nekk lu am solo may ñaan nag képp koo xamante ni yaa ngi dégg exposé bi damay jàpp ne ku nekk koy déglu waaye ku nekk am nga foo jokk man murit laa c'est pas évident ma wax ba pare te sama identité en tant que femme murit du génn waaye tamit keneen ku koy déglu te doo murit am na foo jokku ma lay ñaan donte yaa ngi déglu lii maanaam dama koy def rek pour inciter la nga dem defi recherche feneen foo dem nag yaay jël wax ji seet lang ci applicable nga jël ko li nga xamante ni moom nga bëgg appliquer ci sa recherche bu boobaa dañuy am beneen richesse yal nañu ko yàlla defal boo gisee may wax loolu léegi c'est parce que dafa am benn exemple boo xam ne dama ko gis ci Cheikh Ahmadou Bamba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo leen seetloo amul benn doomam bu ko donn ci góor yàlla am lu mu ñu ci doon jàngal mais Serigne Touba bi mu ñëwee dafa ne awma doom ku jébbalu ci man rek laa am donc dëgg bu ñuy wax structure familiale nañu bàyyi xel ci jikko ba ak defalin ba moo leen ëppal solo sax deret bi nangu bi gëm gi bokk gëm-gëm ci sunu diine bokk jikko ci ni ñuy gisee àndandoo atteb sunu borom yi loolu dëgg mooy essence su structure familiale sunu jamono léegi nag ñoom li ñu xam ci structure familiale mooy Jóob nga sant ma sant Jóob Njaay nga sant ma sant Njaay Fay nga sant ma sant Fay déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal gëm nga gëm naa
am nga gëm-gëm am nga imaan ma am imaan te danga koy xam sax ba ci ndeysaanam relationship bi muy am ak soxnaam di ko am ak ay ñi mu yor adopté leen ak ay doomam ak ñi mu mbokkoo dëgg imaan booboo tax exemple bi ñuy joxe rek xool leen Abu Lahab ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ji yàlla wàcce na ci alxuraan waaye xool leen Fatima ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëddee ne ko léegi ma dem dafa jooy mu ne ko waaye yaa may njëkk fekk si mu reetaan kon ñoom ñëpp ci diine lañ doon retrouver woo kon ñu dugg ci sujet bi rek bismillah di wax ci structure familiale yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag comme ni ma waxee rek ci ñi mu jur rek la ñuy wax ñooy ñan kese fa la ñuy yem gis nañ ni Khadija mi nga xamante ni moom la amoon ci soxna ndeysaanam moom la amal ay doom yi mu amul Khadija nag ñoom ñëpp dama am ay particularités yoo xamante ni dinañ ko ci jànge waaye man fi may njëkk taxaw seetlu mooy Khadija ci boppam ak ni mu magee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam âge bi li muy mag tey moo ëpp li mu jural njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka ñëpp moom la ko jural benn rek la jural Maria du moins waaye liñ ciy gis mooy nangu gi mu nangu woon doon malgré âge am nangu jural njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu aussi yar njaboot googu ci dooleem waaye aussi nangu ndogalu sunu boroom ci njabootam kon képp koo xamante ne tey jii yaa ngi ci sa mariage nga prendre de l'âge yaakaar ni doo am doom Khadija wan na la exemple bi Sarata wan na la exemple bi waaye nag li koy maye du pilule booy naan walla comprimé booy naan moo la koy may bu doon comprimé imaan lay doon ak gëm sunu boroom ak di tawakkaltu alallah ba yàlla indil la ko ndax moo koy joxe mais boo ko laajul du la ko jox Khadija am na Fatima moom nga xamante ni moom la ñëpp ñu bari gën a xam ndax ni mu soree woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima moom moo jur Hassan Hussein ak Umm Kalsum boroom këram nekkoon Ali waaye après di ngeen gis ko structure familiale bi ni mu intéressant we Fatima di doomu Khadija ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko Ali mu denc ko mu am ci Umm Kalsum Hussein ak Hassan waaye Khadija ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañ ku ñuy wax Zeynab dañ ko joxoon Abu Xaas ndeysaanam moom nee nañ sax bi muy dund ay 30 ans yooyu rek la dund ndeysaanam doomam bi mu jur sax moo ko gën a gudd fan ndeysaanam moom xaw naa gudd fan tuuti waaye Zeynab moo jur Ali ak Ummaama Ali ibnu Abu Xaas la Zeynab jur ak Ummaama buñ ko jaawale nag ak Ali bi nga xamante ni moom moo dencoon Fatima te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adopté woon ko ginnaaw Zeynab Khadija ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañu Roqaya moom mi ñu joxoon Ousmane yor Roqaya ba am ci Abdallah ñoom ñaar Roqaya ak Ousmane jur Abdallah waaye Roqaya bi mu génnee àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlaat beneen doomam Umm Kalthum joxaat ko Ousmane xoolal ma loolu tey jii néew na looy gis loolu ñaar ñu bokk ndey ak baay benn góor denc leen donte ñoom ñaar fekkante wuñu fa woon ndax Roqaya dafa génn àdduna Umm Kalthum ñëw waaye tey jii de soxna soo fi jëloon néew na looy gis soxna ne ko sa mag dafa sëy ci kër gële ba yàlla moom ko ma bëgg laa jël yóbbu la ci kër boobu nga yeggale liggéeyam yoral ko njabootam te wëlbatiku di tarbiyu boroom këram nam ko daan defee lu ne dinga ko dégg boo moytul ñu walla ay organisation yoo xam ne kenn xamul ko ko fondé ñu ñëw taxaw di def discours
yàlla nañ ci yàlla musal. waaye loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy jàngal doxalin ci biir famille. ginnaaw loolu Khadija ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañ ku ñuy wax Xaasim. ndeysaanam Xaasim moom histoire am daf ma inspiré parce que Xaasim da ngay gis dans la détresse ni romance di duggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Khadija. Xaasim bi muy génn àdduna ferul sax. Khadija am lu ko metti lool fa muy toog di ko naqarlu ndeysaanam ci xolam mu ngi naan bu ma sañoon de sama doom ji sax ma yeggaleel ko nàmpalam bii ndax ferul sax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dalal xelam ne ko Xaasim de keroog àjjana lay mettalee lay feralee nàmpalam bi. ndeysaanam Khadija ne ko loolu de neex na dégg, loolu de bu ma ko gisoon sama xel dal. wante nag weddiwul yonent bi ndax gëm na ko waaye bëgg na ko xamal ne ko loolu sama dalub xel la te bu ma ko doon gis doon na ma neex loolu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon de dinaa ñaan sunu boroom mu wan la ci firnde. waaye Khadija ne ko déet, loolu rek dégg ko rek doy na bànneex. xoolal moment de détresse boobu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indee exemple dalal sa xelu soxna ci moment de détresse di échanger ak moom ay kàddu yu neex ba moom si wàllu boppam naqaram lu mu diis mu xaw a oyof tuuti ba mu mën koo gàddu. waaye li yàlla di wax ne porteur de bonne nouvelle loolu danga ci am sax tuyaaba. xoolal bonne nouvelle boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi waaye xoolal Khadija ni mu ko delloo wóolute ne ko jarul sax nga may ñaanal ma teg sama bët, wax ji nga ma ko wax rek dal na sama xel. ñu am tamit Abdallah, yàlla dogal Abdallah nekk koo xamante ni ndeysaanam dafa teel a moom tamit génn àdduna. xoolal foofu ni ñu yàlla di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ana ku gën a liggéeyal sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna amul. segam moom moo jël léppam jox ko sunu borom te yàlla hésité wul ci jël njabootam ci âge bu ndaw bi. kon lan moo tax ñun bu doom feebaree sax ñu ne lu tax yàlla teg ñu ko. bu yàlla jëlee sa doom nga ni ci pourquoi man, loolu jullit du ko wax. bu yàlla defee yenn ndogal yi ci sunu njaboot rek ñu saalit te defaluñu yàlla la ko yonent bi defal te pourtant taxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci loolu te booy seet sax ngëneel la yenn saay ndax ñoom ñëpp de àjjana la ñuy xëppee. waaye ñun yàlla fii lim ñuy jàngal mooy fexeel sa njaboot bañ a doon test ci yow, bañ a doon fitna ci yow, ndax yàlla dafa ne maa leen jox seeni njaboot seeni doom ci alxuraan ngir ñoom ñu ñëw doon nattu ci yow. ku ñuy nattu nag dañ laa nar a corriger jox la sa note ëllëg. kon test boobu lu ñu war a jàll la. léegi li ngay gis ci jamono mu xew muy nit am doom ba pare doom bi doon fitna ci moom ndax mbégteem doom ja ca lay daw, bëggi doom ja ca lay daw, la ba kenn doomam bëgg loolu lay daw. ñu ngay daw di toppatoo suñuy doom di xool kañ lañ leen di yóbbu place sàngam nu ñuy def ba yére bu ñu bëgg. xale yi dañoo dem a dem ba ñoom seeni bëgg-bëgg sax tegatuñ ko léegi ci maanaam diin. léegi dañuy xam nañ ni ñoom seen papa yi dañuy bëgg wala seen yaay yi dañuy bëgg ñu topp leen di leen di ñaan ba xale bu xam gisatee parent am loolu rek mooy ñëw ci xelam. papa defal ma lii, papa jëndal ma lii. relation boobu rek la xam ak ay diggante yaay ak doom. xale bu ci dem danaa bu ma demee sama papa dinaa ko ñaan lii, bu ma gisee sama yaay dinaa ko ñaan lii. mais doo leen dégg mukk ñu ne lii de xaw ma ne bu ma gisee sama papa dinaa ko laaj xaddis bi lu muy tekki. déedéet dañ naan bu ma gisee sama ustaas, bu ma gisee sama papa dinaa ko laaj bu may est-ce que mën naa wooru sunna pour essayer rek. déedéet, parce que ñun suuxatuñu loolu ci sunu doom. test boobu la ñu fàtte. xale yi léegi dem ba doon fitna. li ci gën a tiis nag mooy xale yi nga xamante ni tey jii da ngay gis ñaari nit yuy sëy mais dem ba ay ñaawteef di am seen biir
mu wóor na leen nekkatuñu nekkinu jullit ni ko yàlla bëggee ñu ngay lorante seen biir mu wóor la ne ñaar ñi ñu ngi ku ci nekk yaa ngi ameel sa moroom àq boo xamante ne boo moytuwul bàkkaar dina fa am waaye ñu ni déet damay des ngir njaboot gi te njaboot gi yaa ngi koy lor ndax benn doom du màgg di fas yéene yaayam di ñu koy mbugal keroog yowmal xiyaam ndax na mu doon doxaleek waajuram bu ji góor wala ñuy mbugal baayam ndax na mu doon traité yaayam et pourtant dañu naan dama des ngir njaboot gi lu jara bàyyi xel a ngoog nañu moytoo jaamu sunu njaboot te di ci jaamu yàlla ci ñoom dégg-dégg la laaj xale yi waruñoo boole parents yi ngir di topp bëgg rekk di leen jox plaisiru gis baay gis ndey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën gi mbir amul woon plaisiru gis baay gis ndey am na lu ñu yàlla di jàngal foofu c'est pas ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire mooy yor ndey ju baax ak baay bu baax bu la xiirtal defar say jikko ba voyage bi ñu nekk ci àdduna ñu mën kaa yeggaleeg jàmm ak salaam exemple bi ma leen di jox mooy te di nga gis ñoo xamante ni loolu mooy doon seen base de lu tax duñu divorcé xale yee tax waaye fu jigi ñuy lorante seen biir nga gis koo xamante ni moom dina gëm sunu boroom xam ne lii nattu la te bëggul lor way dencante bëggu ñëw lorante seen biir ñu tàggoo te yàlla rekk tax rafetal ko dem seeni njaboot gën demin ka nga xamante ni moo nekk ci këram te yor njabootam ndax ñoom seeni njaboot dinañ ragal sunu boroom ba di arranger ku jigéen ki di wax lu baax boroom këram waaye di sàmmonte ak li mu war a yaree njaboot yi ngir boroom këram saay su ko gisee xolam di mën a sedd ci ni mu yoree njaboot gi kooku tamit di ko yoral njabootam ba ëllëg ak sibir xale yi duñu am benn manquement am na xale yoo xamante ni seeni waajur dencanteetuñu waaye boo seetloo ba tey ñoom ñu ngi gis seeni waajur comme il faut nga gis koo xamante ni seeni waajur ñu ngi dencante pendant 5 ans 6 ans 7 ans ba 10 ans gis naa ko te gisul baayam et pourtant baayam ak ndeyam ñu ngi sëy kon sëy taxul xale épanouiru ci biir këram am na ñoo xamante ni ci seen divorce la seen doom gën a épanouiru ci bu ñuy sëy neewuma nag divorce dafa gën waaye ragal sunu boroom ba doo lor kenn ngir topp sa bakken wala di jaamu say doom wala bëgg njaboot bu mu la yóbbee yenn yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wan nañu ko ndax kenn ëmpalewul woon sëyam ni mu neexee woon ak Khadija te yàlla jël Xaasim jël Abdallah jël Ibrahim mu nangu loolu lépp mu nangu ba ci Zeynab mu nangu ñun nag suñuy doom dañuy dem daara def fa quelque temps ñu koy jooy mu metti lool ci ñun te dañuy dellu si waat suñuy loxo bala ñu feebar war a dellu si waat suñuy loxo ñu koy jooy wala ñu dem vacances ñëw ñu koy jooy moo ñun dañoo gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñun fas yéene wuñoo nangu wuñoo tàggoog suñu njaboot loolu jàngat bu rëy a ngi noonu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu ñëwee comme ni ma ko waxee woon am Zeynab ak soxna Khadija am ak moom Fatima am ak moom Umm Kalthum am ak moom Ruqaya am nañ Xaasim am Abdallah soxna sunu naan Mariya moo jur Ibrahim waaye moom it mu teel a làqu yonent bi di ñu wanaat leneen ci structure familiale mooy que ne sa structure familiale yamul rekk ci njaboot yi nga xamante ni ñoom nga jur waaye dafay génn ba ci say mbokk Ali boo leen seetloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jël doomoo ko am na ñu ne sax Ali bi muy ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fer tuuti rek mu yegg si xale la woon mu yar ko ba mu màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël doomam jox ko xool leen fii nañu taxaw seetlu xool exemple bi nga jël nit yar ko yàlla yonent baa ngi ñuy jàngal ne booy yar nit jox ko la gën ca yow yor ko yor bu rafet jox ko la gën ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima ñëpp xam nañ fi mu ko tolloon mu jox ko li gën ci moom muy ni mu bëggee Fatima mu jur ko
ba wax naa leen sànq xista bi mu ko doon def ne ko bu ma génnee àdduna du yàgg waaye bu ma génnee yaa may njëkk sekk si muy ree ana koo naan dangay faatu muy ree mbëggeel weesuwul loolu waaye ka mu yar bëgg na ko wan ne ko yow lu gën ci yow rek laa la yéene mu jël doomam jox ko waaye xool leen fii jigéen sa kàddu dëgg-dëgg sa borom kër la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jëlee doomam bu jigéen jox ko Ali war a digal Fatima di ko tere muy bàyyi mu koy digal muy def ñu ne xaddis bi dafa dem ba ne sax donte bu waroon a génn këram ne ko damay seeti sama baay bu ko teree na toog ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la digaloon soxna si ñëwoon ne ko sama baay dafa génn àdduna sama borom kër ne ma bul dem mu ni ko toogal kon tey jii Ali dem na ba am kàddu boobu ci Fatima waaye ku ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël doomam may ko kon wan na ko ne yow mi ma yar donte juruma la li ma la yéene sax sama doom ji amu ko ci man kon yow mi nga xamante ni yow la ñu dénk njaboot ka nga jurul yéene ko lu raw sax la nga yéene sa njaboot yow ndax loolu la ñu yonent bi di jàngal fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwaat di ñu jàngal beneen exemple boo xam ni sa xol day sedd boo ko déggee muy Zayid jaam la woon Khadija moo ko jënd ca marché ba ñëw yor ko yor bu rafet ba mu yàgg mu jël ko jox ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cadeau ne ko féetale naa la Zayid mu nekk ci yow di la jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yor Zayid ba mel ni ku yor doomam mujj gi mu goreel ko bàyyi ko Zayid des ci kër ga ba mel ni doomam la waaye fii li ñu yàlla di wan mooy que ni nit ki boo ko doomee woo Zayid bis dafa am ay mbokkam ñëw di ko jël si waajuram bu góor ñëw di ko jël si xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu defal kooku lépp defal ko lépp def ci moom jikko def ci moom alal def ci moom lépp goreel ko ba tey jii waajuram bu góor ñëw di ko jël si bu doon tey jamonoy tey ji ñu ni la ma ko defal yoroo ko woon dundaloo ko woon xamoo woon ci lu mu nekk seetlu woo ko mosoo ko toppatoo maa ko for sang ko ba mu set yar ko ba mu màgg tey jii xoolal ma jikko baadoolo bi ñu ñëw di nangu seen doom faf bàkkaar toppee la ci yonent bi gënuloo ko mu yar ko ba mu màgg bi baayam ñëwee mu ni ko demal waxtaan ak sa baay bu ngeen déggoowee nga jël nga ànd ak moom nga dem xoolal ma boobu mbaax yonent baa ngi lay wan ne la loo mën a def ci doomu jàmbur lu mu bari àdduna du yàgg ba nga remplacer saa boobu yàlla jaarale ci moom ci geñoom mu doon bàyyi ndax bu gisul woon àdduna doo ko gis ba di ko yor ba yàlla di la may opportunité nga ko ci jaamu waaye moom it du la gis ba nga koy defal tawféex yooyu kon dëgg-dëgg ki ko waral mooy waajuram bu góor boobu fa la sabab ba jaare waaye tamit même chose ci jigéen ñi di nga gis jigéen boo xamante ni day jël doom ba muy nekk liir mu yor di sang di defar mel ni defu ko woon ci sunu boroom bu ndey ji ko jur ñëwee ëmb juróom-ñeenti weer bis jot nga bëgg a dem laaxira kooku ñëw taxaw bëgg a jël doomam nga woowe ko tur bu ne ko xoolal te yow doom yi nga yor maye woo leen dénkaane woo leen abaloo leen bu ñëwee di jël si doomam nga ne lu ko waral lu tax mu koy def te pourtant de yàlla ci moom la jaarale ba yow nga mën a jot ci xale boobu kon nañu bàyyiwaat xel te di def te yàlla tax boo yaree xale yàlla jaarale ko sa loxo déjà la nga ca am mënutoo koo ñàkk ba faw te kenn mënu ko remplacer te looloo gën lépp muy ngërëmal sunu borom da nga ca am ba mu juddoo ba léegi kooku yorelatu la benn bor bu fa jóge woon sax def la safaan ba jàppal ne yorelatu la benn bor ndax kay faye fay na la waaye léegi da ngay gis koo xamante ni day yor xale di ko nëbb sax baayam wala mu koy nëbb sax ndeyam di ñaan yàlla ñooñu bañ koo gisati
mel ni defatul te yàlla tax. kon nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngat bii mu ñuy jàngal. waaye xool leen Zayd lam ko wax foofu. Zayd ne ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de duma dem papa dew ma. xanaa kay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba bëggatuma waaye feek mu ngi may bëgg may toog man damay toog ci wetam. xoola boobu reconnaissance. kon yàlla mu ngi ñuy won foofu ne ñu àdduna lu mu rëy 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 njaboot mooy ñi nangu nga jiite leen nga yor seen kilifteef. waaye structure familiale mooy ñi nga xamante ni dañoo ànd ak yow tënku ci diine bi ànd ak yow ci say jikkoon fas yéene nga yar leen ci say jikko. bu leen seetloo Khadija mi ma waxoon ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi jur Zeynab jur ku ñuy wax Umaama moomu Fatima bi mu génnee àdduna moom la Ali denc te Ali moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon jël doomam jox ko mu denc wëlbatiku mu dencaat sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc na doomam denc sëtam. xool leen boobu jàngat. loolu mooy valeur islamique. tey ku ko fi defoon tey jii nit ñi dinañ ko moolu dinañ ko leerlu dinañ ko gëstu boo moytul sax am organisation yu taxaw def seeni discours dañuy wax contre loo xamante ni c'est la valeur pure islamique. ñu war a delluwaat ci valeur yi rawatina nag les jeunes filles yi nga xamante ni ñoo jóg léegi bëgg a baax bëgg a xam diine day baax ñu xam yii ba ëllëg ak si biir ñuy doxalee nii ndax lu baax warul génn sa njaboot. jàngat bi mooy loolu. xoolal beneen exemple bi Ousmane dafa denc Rokhaya génn àdduna mu am ceeg moom Abdallah mu wëlbatiku denc Kalsum ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay. tey koo ko defaatoon fii tey jii mu ni la lu tax loolu lu tax may sëy ak ki nga xamante ni moo doon denc sama sœur. yooyu yëpp léegi dafa nekk ay faits yoo xamante ni day étrange ci sunu société alors que ça devait être la norme. kon man bu may def exposé ci ahlul bayt ci domaine bii laa bëgg ñu xool lii nga xamante ni moo jëm ci wàllu ahlul bayt jàngat yi dafa baree bari. am na ñoo xamante ni bu ñu yemee ci sens étymologique du mot kese dañ ci génne njariñ yoo xamante ni du yam sax ci benn fan nga di ko wax. am na ñoo xam ne bu ñu waxee ahlul bayt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñamu bokkal ci ay ñoñam ak ay mbokkam day doon sujet bu am solo waaye man fi ma bëggoon a focus mooy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gis-gis bii nga xamante ni gis naa ko ci ak jàngat bii nga xamante ni jàng naa ko ci. waaye balaa may jeexal damay indi ñoo xamante ni fàtte woon na leen gis nga yu jamono yonent bi da daan am ñi daan nàmpal seeni jikko dañ ko daan transféré ñu daan nàmpal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañ ne Xaalima moo ko nàmpal. amoon na keneen ku daan nàmpal ku ñuy wax Salma ñu ni Salma am na doomu Xadija yoo xamante ni moom moo leen nàmpal wante ñooñu seeni jikko dafa setoon ba nga xamante ni dañu bokk ci extended family bi dañuy bokk ci maanaam famille bi nga xamante ni ki nii ñoom ñoo gën a sori mais ba tey ci famille bi la ñu bokk donte bokkuñu deret dañoo bokk ñoom ci famille bi. ñun tey jii exemple bi ñu koy mën a jël bu ñu ko doon appliquer suñu kër mooy jànq yi ñëw di liggéey sa kër di fanaan sa kër di xam lu la metti di bokk ñoom dañuy dem sax ba dañuy jël léegi sa jikko. dañuy dem ba ñooy yor say doom di fanaanook ñoom di leen sang di leen lu nekk ñu koy def day baax ñu saytu seeni jikko bu ñu nangoo ñu jàppale leen ci seeni jikko ba ñoom it ëllëg ak si biir bu ñu génnee bu ñu demee sax bay am borom kër da ngay gis nit ñi di leen njëkkante ndax dañ naan kër diw la génne. am na jànq yoo xamante ni kër ga ñu nekk yàgg nañ fa yàgg boo xam ne ba jël jikko yooyu ba tey jii ay patron ak i kilifa ñoo leen di jël di leen denc soxna li ko waral mooy kër ga ñu nekk yàgg fa ak ngëneel yañ fa am
ba jaxasoog waa kër gi. kon structure familiale dafa yaatu waaye li ci ëpp solo mooy ñu xam ni njaboot li muy rëy 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 yépp test la te sunu boroom lañ koy tàbbal moo yore résultat bi. kon ñu ngi ñaan képp ku am famille yal na la yàlla taxaw ba sa famille li nga xamante ni mooy exemple yi ñu jàngee ci famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu ak jàngat yooyu yépp tàbbi ci sa famille. bu dee loo tële la yal na yàlla yombalal la jox la ndëgër laay wan la buntu boo ko matalee waaye itam yal na yàlla may la oyof te bu loolu nekkee ci sab soxna yàlla may la oyof ba oyof boobu yowit nga mën ko ànd ak moom yéen ñaar ngeen ànd kiir laay uuf njaboot gi ni ko yonent bi ak Khadija defee woon. kër yonent bi dafa bari woon njaboot te lépp Khadija la na Khadija dañuy ne moom boo seetloo dafa uufoon ñëpp. tey jii loolu moom moo tax tey jii yonent bi mën a am force di indi ñeneen sax ba ñooñu di mën a jël ci njabootam. lépp ci yaatub jigéen bi la. jigéen bi mooy yaatu ba loolu mën a am ci këram ndax jigéen bu yaatoo keneen ku ñëw ci sa kër am na jikko yu baax yu muy indaale du mbon rek mooy nekk ci moom. du tamit day ñëw rek pour jël si mbaax rek ci yow wala leneen day am ay ngëneel yuy nekk ci moom. yaatu bi ngay yaatu mooy tax ngëneel yooyu di mën a dugg sa biir kër bu duggee sa kër yaa ngi koy indil sa borom kër yaa ngi koy indil sa njaboot. yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. soxna su bëgg baax rek moo ñëw fii di def benn exposé ci ahlul bayt ngir ñu mën cee jànge. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.